maa ngi leen di nuyuwaat mbokku internetu 5 TV yéen ñi ñu déglu saa su ne di rafetlu seen ànd ak seen déglu daal leen jàmm ci seen rubrique décortique bi nga xamante ne moom la ñu baaxoo di def les lundis ak les jeudis ginnaaw bi nga xamante ne série ba dina taw 2 fois dans la semaine tey jii ñu ñëw rek war leen a indi suñu analyse bu ñuy def chaque épisode bu daw mu nekk épisode 24 bi nga xamante ne moo daw ci samedi bi jaaxaan yaakaar naa yéen ñu ko gën a maîtriser mais c'est juste des analyses yoo xamante ne moom la ñu indi apporter ko yéen ñi nga xam ne yéen ay téléspectateurs yi ñu dooree ci séquence bi nga xamante ne moom la ñu dooree mu nekk diggante ki nga xam ne rek mooy Joséphine ak kii di Anta rawatina Toumani mu mel ni Toumani commencé na di def li nga xamante ne loolee la ko buuba di ko defloo ndax d'après lu muy wax ak ki nga xamante ne mooy Joséphine malgré tout Joséphine daf ko bëgg waaye xam na ne moom Anta la bëgg mu ngi waxtaan ak moom di ko wax yenn yi nga xamante Anta mi ngi koy wax waaye leer na ko ci biir xolam ne kii Anta moom la mun a àndal au finish nag dina am problème diggante ki nga xam ne mooy ñaari copines yi di Anta ak kii di Joséphine parce que le jour boo xamante ne si la ko Anta di découvrir ça sera pas facile pour elle donc déjà moom xam na ko ndax mi ngi ko koy wax kon nag mu nekk loo xamante ne nit ku ne rek war nga mën a jël sa bopp sa yoon war a bañ a bàyyi nag keneen di la conduire dans le mauvais chemin te kooku kii di Toumani loolu nar a def ndax dina séparer ñaari xarit yi waaye ba tey ji dina leen sacrifier entre les deux mu nekk loo xamante ne toujours amaan na ñu bëri dañ koy dund ci biir relation beneen séquence bi nga xam ne ça m'a tellement touché mooy bi ma gisee ki nga xam ne Mariama la muy jooy ndaxte dafa dem baalu yaayam ak mu dàq ko ci biti pour leen wax la rek waajur ndey du bañ joom xëy na jikko ba maa la dul neex tey jii amoon na jamono yi nga xamante ne yaayam bëggoon na ko ci wetam donc elle voulait pas écouter sa maman donc dafa doon bëgg a dundam def li nga xamante ne loolu la bëgg waaye tey jii rëccu na ko parce que bëgg na ko guider dans le droit chemin mu nekkaat nit ku baax waaye nag yaay lépp lu mu mere doomam tôt ou tard dina ko baalu ak te yaakaar naa ne wax jooju la ko jaara daal di wax mu mel ne rek waajur kenn du ko jënde ak keneen amaana mi ngi lay waxtaane nga jàpp ne xëy na dala bëggale yemloo mais balaa nga koy xam rek nga daal di dem ba xamatoo fi nga jëm te si moom rek nga mën a dellu si ci moom rek nga mën a wéeru ngir mu mun laa jubantiwaat waaye keneen ku la fat ku ne rek bu ko neexee mun na laa génn kon mu nekk jàngat joo xamante ne rôle bi nga xam ne Mariama joué na ko y a pas mal de jeunes filles yoo xamante ne subir nañ ko entre leurs parents donc mu nekk séquence boo xamante ne mun nañ ci tirer lu bari ci wàllum société bi nga xamante ne moom la ñuy dund léegi beneen séquence bi mu nekk mbayang vraiment deful effort parce que tey jii bu fekkee jëkkëram dafa dem ba mënatul lu muy mën yaayam daal di dem def nu ni mel indi ko jox ko mënu jàppale jëkkëram moom defu ci dara te actuellement day santaat jëkkëram parce que xam na ne dafa bëgg mu may ko baatam mu nekk en liberté mais loolu du ko am te au moment où nga xamante ne mu ngi topp buubaa mi nga xamante ne dafa ñëw pour détruire ko jël lépp li nga xam ne moom la am ba pare sànni ko jamono jooju dina fekk kii di jëkkëram daal di takk beneen soxna ci nga xamante ne famille ñi nga xam ne ñoo def jëkkëram ba tax mënul am doom dinañ ko tekki mu nekkaat te su boobaa mbayang dafay nekk dans les ordures kon nag mu nekk loo xamante ne sëy ak lu mu metti sa jëkkër yaa ko war a jàppale bu demee ba la mënoon mënatu ko j'espère que war naa mën a jege jëkkëram dégg conseil aussi yi nga xamante ne yaayam mi ngi koy def te parce que dafay nax yaayam nax jëkkëram di ko mbubu ak keneen koo xam ne tekkiwul dara kon nag nañu bàyyi xel te yenn saa yi jafe-jafe bu amee ci néegu sëy mënta ñàkk beneen action bi nga xamante ne tamit mooy séquence diggante Amar ak ki nga xam ne mooy Bachir je pense que ne xarit bu mel ne Bachir amatul Amar donc moom bu defee toute vigilance dina xam lan moo am diggante Sophia ak ki nga xamante ne mooy Bachir donte Adélaïde moom mosul def benn soupçon entre sa sœur ak ki nga xam ne mooy jëkkëram donc Amar def na lépp perte na lépp ndax Sophia mais Sophia moom dafa lank ne rek am na ku ma bëgg te ku ma bëgg du kenn ku dul ki nga xamante ne mooy magu jëkkëram Bachir nag puusul randul mu ngi koy gën a xëcc mu gën a jegewoo rawatina Sophia mu nekk loo xamante ne tey ci je pense que les vrais amis duñ defante nii Bachir war na ko may ki nga xam ne sax mooy Sophia ngir rek mu génn ci loxoom ndax li muy def bés bu xesee ba éclaté dina rus dina am gàcce boo xam ne du ko mën a fi de même que ki nga xam ne mooy Sophia kon nag jamono ji Amar sonn na mu ngi ñaan Adélaïde aussi
comme elle est naïve moom jéemut a def benn constat li waral Sofia di def moom dafa jàpp ne rek Basir daf koy conseiller comme étant sa sœur donc amu ci benn réaction boo xamante ne mu ngi koy amal. beneen ki nga xamante ne rek moom lay wax muy Capo man je l'estime bien je l'aime parce que il joue très bien son rôle loolu laa mën a wax maîtriser na lu muy def à chaque fois bu mu koy seetaan damay ree parce que da ciy dem bay jeex mu nekk loo xamante ne moom it mi ngi jàppale Mariama ngir mu mën a nekk ak ki nga xam ne mooy tontoomam parce que kooku Mariama bëgg ngir mu mën ko dugal jubanti ko dans le bon sommeil mu nekkaat si jàmm bàyyi lépp li nga xam ne caaxaan la woon te mi ngi ko doon def waaye moo ak tantam gis ngeen réaction bi nga xam ne apaisé na tantam jël na lu muy def ko mel ni kuy jooy après tantam comprendre na baal ko mu nekk loo xamante ne jàppale nit ci lu baax rek doo ko rëccu. beneen séquence mu nekk Ami nag elle est vraiment engagée mu mel ni dafa pare ngir fàtte refaire sa vie c'est-à-dire dafa nar a bàyyi lépp li nga xam ne moom la doon def ci ginnaaw. boo gisee ñun ñuy wax naan nit looy def rek da nga war a seet boo dem ba xamatoo fi nga jëm na nga dellu fa nga jóge woon loolu nag moo nekk li nga xamante ne toujours dañ koy wax ñun xale yu jigéen ñi tout le temps rek dañuy daal di topp suñu bëggee suñu àdduna bi ba des fois dañuy def loo xamante ne duñ ko tey te bu méttee rek jàppale ne sa yaay rek nga mën a wéeru tey jii Ami joué na rôle boo xamante ne jigéen bu ne rek war nga ko mën a am ak taxaw góor bu la toroxal def la lu ne bu la fekkaatee nga changé na nga ko woon boppam wan ko ne man jigéen laa donc tey jii taxawaay bi mu am ci kii di Bouba baax na Bouba dina si jàngee dara Ami mi nag pare na engagé wu na waaye nag yéex na ko def parce que bu ko defoon bu njëkk li yëpp di ko ci fekk mu nekk loo xamante ne àdduna jar yéen ni waajur gën du ko jënd waaye tamit nag xale yu góor yi ñu bëri luñ la wax du lekk loo xamante dañ koy def nañuy bàyyi xel ci loole beneen séquence bi mu nekk Bachir Konar moom mi nga xamante ne lu muy defante ak jabaram laa mën a wax ak rakkam loolu sax dafa salte jéemul benn yoon éviter ki nga xamante ne mooy Sofia tout le temps ndax gis nga Sofia nee na ko bu fekkee da ngay am ak Adilay doom man aussi di nga am ak man ak doom loolu nan la war a juddoo ci même kër gi ñu nekk fa même bu fekkee Sofia bëggoon na ko Bachir devait l'éviter parce que si une fois mbir mi yëpp éclaté donc dina am gàcc boo xam ne du ko wax kenn lu tax ñu naan tey ci ndox lañ ko gën a xamee waaye si nit la gën a jékkee mooy le cas de kii nga xam ne mooy Evelyne ki nga xamante ne mooy Antoine dafa dem plage toog gis benn xale bu jigéen buy waaj a lab mu daal di koy secourir ngir mu mën a génn mais finalement Evelyne gis na ko jàpp na ne Antoine da koy trompé toujours rek am na nu muy réagir ba tax sax tey jii Antoine seen mariage je pense que ne dinañ ko annuler parce que day jàpp ne moo xale bu jigéen dañ nekk xëy na bu teeyoon def ndànk dem ba ci Antoine laaj ko lan moo tax nga nekk ak kii mu expliquer ko moo gënoon muy yuuxu naan daf ko trompé kon toujours rek tey dafa baax ak lépp lu ñuy def rek nañ ci ànd dal ndax bu ëllëgee duñ ci am loo xamante ne dañuy rëccu mu nekk loo xamante ne nag ay jàngat la analyse la ñuy def ci série bi yéen ñi koy seetaan yéen ñu ko gën a comprendre ñu nekkuñ fi nag pour jox nit ay conseils wala di yedd nit c'est juste des conseils yoo xam ne dañ ko def ci série bi saa yuñ ko joué kon nag duma def dara lu di leen jaajëfal ci ànd beeg déglu bi waaye nag ngeen bàyyi seeni commentaire pour bu ñu xam bu fekkee ne am na yenn fay yoo xamante ne ñu ngi koy wax te nekkul lu jub wala yenn yi nga xamante ne vraiment ça ne vaut pas la peine mun ngeen ko signaler ñu bàyyi ci xel parce que kenn matul jërë ngeen jëf.